nationale day démb tàng na de lool tribune yéene kaa ne coppite bi nga xam ne nag moom lañ doon indi ca code électoral ba day waaw ginnaaw xuloo yu tar yoo xam ne nag moo doon am ci diggante député yi ànd ak Macky Sall mi la ak opposition ba loi ba day mujj dañ koo voté laa la wax maa la ko wax Mamadou Kani Bey nee na juróomi point yoo xam ne moo gënoon a am importance gars yi jubóo wuñ ca de déedéet ci wàllum démocratie bi maa la ko wax jubóo wuñ ca te yooyee ne dañoo safaanoo lool ak li ñuy wax ne nañ leen wut kenn koo xam ne day tëddee njaaxaanaay organiser élection yo wàllum parrainage ba L31 ak L32 bi nga xam ne nag mooy écarté Khalifa Sall mi la ak Karim Wade Le Quotidien yéene kaa ne gis nga waxtaanee ko day ci la ñu jubóowul waaw ñaari kaa yi la nee ma Khalifa Sall Karim ñoo dominé woon démb débat ya de enquête yéene kaa ne waaye code électoral bu bees bi la waaw Karim Wade Khalifa Sall day awut dama ne la duñ bokk ci élection yi mar di tali waaw nguur gi day fa ñu nekkoon ca Khalifa Sall Karim Wade mi la foofu la ñu nekk ba léegi nii laa la wax honorable député Marie Sow Ndiaye PDS waaw nee na ñun day sant yàlla ñun PDS ba ñu bokk leen nag ca wàllum jalo boobee Toussaint Manga nee na xeex bi mënta ñàkk day mar di tali Toussaint Manga ne gis nga Macky Sall na def ci biir boppam boobee ne élection présidentielle 2024 waaw duñ ca dem te Khalifa Sall Karim Wade mi la bokkuñ ca laa la wax njiital UGTL woon ne déggoo leen ma di dama ne élection présidentielle du am fii 2024 te ñaari candidat yooyee bokkuñ ca di Khalifa Sall Karim Wade waaw parce que ne gis nga yéen yi question yi kenn du ko régler ca assemblée nationale wala ñu koy régler ci ay texte ak yooyee de déedéet Toussaint Manga ne 2019 erreur la woon te erreur bu xasee ba am rek am na erreur la waaye gis nga 2024 waaw ñoo leen gën a déterminé wu fuuf xeex rek confrontation rek sur quotidien ne dama ne la waa nguur gi day fa ñu nekkoon yënguwuñ fa de mbirum Khalifa Sall ak ay kar yënguwuñ fa Vox Populi ne waaye ministre intérieur Antoine Diome nee na man day sama yoon nekku ci nekkul ne man maanaan kii day bokk ci ay élection wala liste électorale yi kee moo cay bindu te loolee nekkul ne arrêté wala décret moo koy tànn laa la wax loolu sama ngañe nekku ca Déthié Fall waaw nee na ko gis nga yow monsieur le ministre intérieur ak sa gouvernement bi la wane ngeen ne da ngeen a tëlee daal réew mi jax-jaxal réew mi la jël réew mi ba mu ne lëcc bàyyi leen seen lu amul njëriñ lii bàyyi leen di mobiliser ay renseignements généraux ci kaw yu opposant politique di leen topp ngir taxal leen niveau débat bi ci boppam ngeen indi ci suufu gaño lal ko fa waaye yéegal leen débat bi waay Woré Sarr waaw nee na ko gis nga yow Antoine xàmmeetuma la de waaw parce que ba nga nekkee magistrat procureur ca Guédiawaye gale liggéey bu rafet nga doon def waaye léegi ni lée ba nga duggee ci ëttub association de malfaiteurs ëttub maguwéer yi ëttub comploteur yi lée dëgg-dëgg nag sama doom xàmmeetuma la waaye bàyyil xel de ana Aly Ngouille Ndiaye ma nga ne la di bay ñambi dama ne la ana ministre finance woon Amadou Ba ma nga nee di nelaw ana ministre de la justice woon Madior Fall ma ngay wut mairie Rufisque ana maître Oumar Youm Woré Sarr ne leen yéen lan moo tax ba Abdoulaye Wade mi nga xam ne am na 96 ans ngeen ñànk ko doomam jëlee nga xam ne Wade na ku ne jàppale na la ba Macky Sall mi lee Abdoulaye Wade moo ko jàppale laa la wax waaye yéen yaabi leen ñii Woré Sarr ne Antoine bay jeex nguur gi day jeex de te doom nag yéene naa la bu jeexee boo tëddee nelaw critique yéene kaa ne dialogue politique ba day waaw mbele rek wax rek la mujjee ak alal ju bari ji nga xam ne kon ci lañ ko def tribune yéene kaa ne gis nga dialogue politique ba day ak commission nationale réforme des institutions CNRI ba waaw lu tolloog 1,2 milliard lañ ca def laa la wax la ilaha illallah alalu askan wi te mujjul fenn te pourtant gis nga président Macky Sall day waaw waxoon na opposition bi nga xam ne duñu dara sàggan naïf opposition bi Macky Sall waxoon na leen bi yoon wàllum njuuj njaaj yooyeeg yëpp du fi am 24 heures yéene kaa ne atu politique bi ci boppam kon ñoo dëgguwul sincérité amu fa madame Soxna Dieng Mbacké BBD waaw nee na waaw lan moo tax kon ñu doon dialogue dama ne gis nga suñu politiciens yi lée daa mel ni seen biir yi ci boppam moo leen gënal fop téeméeri yoon seen bopp yi di yëngu bu ñu yeggee ca biir nguur ga daal xool lu leen neex indi teg bu nekkee ci opposition bi la ñuy gën a jege de muy Abdou Diouf di Abdoulaye Wade tey jëlee Macky Sall wóoluwul te wuñ seen biir te mbir ma xam nga lan lay mujj jura jaay doole dictature source opposition bi démb day yëngu nañ de waaye waa nguur ga tamit dañoo fayu dëgg la Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly nee na article 29 ak 30 bi day code électoral bi waaw ngir faxas yenn ci ay opposant rek loolu nag dictature lañ mu rool Abdoulaye Matar Diop waaw nee na bu dee nag dañoo bëgg a woteluloo ñoo xam ni caabi da leen a féete ginnaaw wala ay criminel nañ soppi code pénal bi ak code de procédure pénale Abdou Mbow ne gis nga opposition bi dañoo malhonnête parce que lañ doon kaas yëpp nguur gi bàyyi na ci xel Cheikh Abdou Bara Dolly day ci tribune yéene kaay waaw nee na yow Abdoulaye Matar Diop ndekee ndoo nga ak Senghor añ ak Abdou Diouf
reer rek Abdoulaye Wade tey nag bëgg nga njogoonaloo xaw ma añ ak Macky Sall mi la yow nguur yëpp Abdoulaye Matar Diop bëgg nga cee mos waaye adada Khalifa Ababacar Sall day ci tribune yéene kaay waaw nee na ñun dee duñu mës a ànd ak nguuru Macky Sall gi parce que ànd ak Macky Sall ak nguuram mooy d'accord nañu ci lii mu def booy benn ñaar ànd ak Macky Sall ak nguuram mais mooy wor nañu Sénégalais laa la wax ñett te Macky Sall ak nguuram gi la dañoo laj nit ñaa ngi nii sonn xale yaa ngi jël géej gi agression baa ngi mel ni tulleeg male waaye ànd ak Macky Sall ak nguuram man Khalifa dama ne loolu gàcce la yéene kaa gi ne Bougane Gueye Dany day waaw daal dinay bu dànk nag Macky Sall mi la ca dak bu Kër Momar Sarr njiital gëm sa bopp ne gis nga nag ak bay yi nga xam ne ñoom lañ indi wan ko Macky Sall noonu ca dak ba waaw ndekete jur ga dañ leen a luyee de indi leen Macky Sall Bougane Gueye Dany ne ñeenti téeméer ci ay jeunes yi nga dañ leen a recruter ca Kër Momar Sarr googe wër nañ leen waaye gisuñ leen fa de njiital gëm sa bopp ne ñaari robinet day ñoo am ca ndeer te bañ gëjee xel yàgg na kër yi moom na leen robinet rey Abdou Khadir Gaye day ci direct news waaw nee na Alioune Ndoye daa war a dem nee na waaw parce que maire daa war a tëddee njaaxaanaay ndayu seex waaye Alioune Ndoye tëddeewul noonu enquête yéene kaay ne korodaa ngi day tous coupable l'observateur ne rawatina nguur geeg pataaralam la muy jëf ak la muy wax bokkul réew mi quotidien ne grève bu tata yi dee mu day miti na ci askan wi de yéene kaa gi ne Assome Diatta day boo sàgganee mu dal ci kaw boulanger yi de defarkatu mburu yi ak seen grève bi waaw Serigne Babacar Sy Mansour ak Serigne Mountakha Mbacké day rafetlu nañu taxawaayu Al Malikia TV mi jébbal kër kilifa dina yëpp ay xaru tabaski dem daa ca lamb jë Bombardier ne fii ragal amu fii pare rek ngir xeex Balla Gaye da ne damay jël sama revanche par force le quotidien yéene kaa ne Macky Sall day daloon na avion bu bees bi démb de waaye da koo gaawal nag inauguré ko taf-taf ndaw lu gaaw yéeg na ca ba tukki de mais Macky Sall de ak lum ci yéeg saay bu wàccee fekk fi pétrole bi parce que suul gaz du ko teree xeeñ te troisième mandat dañ ko fi tere rek boo paree mën a la alaaji tëjal di la jotaay xibaar dañu koy door sa pencum ndaw réew ma démb la ñu ko voté mu di code électoral bi juróom-ñeent fukk ak juróom benn ci ay député ñoo sa ànd am na juróom yu wax ne mukk du sa daal jëriñ ñu dénk biir réew mi moom nag mu ngay xam ne ni kon si ñaar fukk ak juróom point déggoo nañu sa am na si point yu nga xam ne ni déggoo ñu sa kon dañu koy écarté nettali gi yax Fatou Lambe Diop. article L1 ba L10 député assemblée nationale yi daal di koy voté ba mu des ñi nga xam ne ñoo nekk ci waay kujje gi teyit ñoom dugaloon ay amendement yu ñu daal di rejeté ñàkk déggoo ci diggante majorité ak opposition nekk luy wéy ba léegi te moo ne de amal nañu dialogue politique bu am ñaari at. loi bi méngoowul ak li nga xamante ni moom lañ tënkoon ci dialogue bi. tu rendu compte que Macky Sall géwél bu repp ci xare la. Le président de la République qui a appelé à un dialogue a fait droit aux revendications de l'opposition. ginnaaw nag question yi ko posé moom jëruñ ji yor wàllu kaaraange réew mi daal di ñëwaat ci lu jëm ci lu wundu code électoral bi. lépp loo xamante ni nit ñi seqoon dialogue bi muy opposition majorité ak non aligné d'accord nañ ci mi ngi ci code bi lu ñu d'accordul dañ koy tegandi de côté doxal en attendant ñaar fukki poñ yëpp ñu d'accord ci juróomi poñ yi ñu d'accordu ci ñu bañ ci d'accord mënoo wax ni large consensus amul. loi bi ci wàllu code électoral bi ñu daal di koy voté même bu fekkee ne opposition dafa wax ne doon na ab code boo xamante ne amul consensus juróom-ñeent fukk ak juróom benn voix contre juróomi voix ci ñii di way kujji gi ndax nag ñu ci bari ci ñoom laata rek ñuy def vote final bi ñoom daal dina ñuy génn salle bi. bokk si ñaari ponk yu nga xam ne nii mënees nañu wax ne ak déggoo amu sa mu di article L30 ak L31 jëwriñ bi ñu dénk biir réew mi di syndicat moom Antoine Félix si ñu teewlu ko. article L30 ak L31 code électoral du lu bees di wax naan tey am na ñu écarté woon dafa am ñeneen ñu ñuy visé mais naka la ñuy écarté wala naka la ñuy visé loo xamante ni depuis 1992 virgule changé wu ci. naa ci télé bi ak rajo bi ñoo xamante ni dañu ñëw nii léegi dañ ci dugal disposition bees léegi sax 1 mois avec sursis wala 2 mois avec sursis dañ ko dugal ci article yooyu dara soppeeku ci. loi nit taxu koo jóg. ko jël di ko yëkkati di wax ni Masamba moo ko tax a jóg wala Mademba moo ko tax a jóg waaye niñ ko dul yëkkatee di wax ni Masamba moo ko tax a jóg ak Mademba moo ko tax a jóg noonu tamit lañ ko dul soppee ngir Masamba wala ngir député du peuple dégg nga jëruñu dénk bi réew mi lu mu waxtaane jëm ci article L30 ak 31 mu di code ba nga xam ne jot na jàll sa assemblée nationale. xam nga ni ñuy faral di waxee mooy ci jamono code pénal bi ak procédure pénale bi ak même code électoral bi ñuy wax ni dara soppeekuwul depuis telle année ba léegi mu ngi fi mais kon lu tax ñu koy changé waat lu tax ñu ci am lu ñu ciy dëppoo ak lu ñu ci lu dëppoo waat tey bu ñuy wax naan Karim Wade mënut a dem ci élection parce que caabi féete na ko ginnaaw mais way juróom Abdoulaye Wade ñaata yoon la ko caabi féete ginnaaw ci jamono nguur Abdou Diouf moom Amath Dansokho moom professeur Bathily ci ay xëccoo yi am ay tiraillement ci wàllu politique
mais tey dañoo bëgg a xañ Sénégal yi seen i ay droits civiques loolu lañu du yoon te duñ ko bàyyi muy jàll loolu fi lañu dut baaxam et puis ministre bi ñu fàttali ko wax dëgg yàlla ku ñu respecté la mais ñaar fukki tomb yi nga xamante ni bii d'accord nañu ci loolu mënuñ ci ñu d'accord parce que ku nekk xam nga ne wolof bu nee xonq da daan cuur bu nee ñuul da daan kukk bu nee weex da daan tàll la loolu kenn amu ci benn sikki sàkka mais nag yenn saa yi nga ni dafa yolet comme ni tubaab di wax violet dafa yolet loo ciy teg ci wolof boo nee dafa mboq loo ciy teg ci wolof xamoo ko donc dafa am couleur yoo xam ni faaw ñu am ci ay tiraillement noonu la mel ci tomb yi nga xam ne jubóowuñ ci parce que dafa am solo ci biir ñaar fukki tomb ak juróomi ñu jubóowul parce que foofu la yokk ba nekk nag foofu la yokk ba nekk foofu la ñu war a xool lu ci intérêt démocratie lu ci intérêt Sénégal pour ñu amal ci élection mais toujours man daf may gën a jox confiance sama kàddu yu jëkk ya mooy nekk guñu ci disposition def ay élection yi ñu dëgmal Siré Sy député Cheikh Dieng naam teewul woon si dialogue bi am nga xam ne kon lii la doon bañ ndax président Macky Sall bëggul woon lu dul am temps bu nga xam ne day tax opposition bi daal di koy perdre nekk ci yeneen ñu teewlu ko ba noppi daal di ñëwaat gannaaw ay élection bu amee ci réew mi kon dama jàppoon ni moom mi wooteel dialogue am moo war a njëkk a pare que ñeneen ñi pour am lu mu bàyyi pour yombalal mbir yi pour woo ay nattangoom pour ñu génneel Sénégal loo xamee ni dina dem ci esprit consensuel wu 92. ñoom bi ñu demee pendant 2 ans waxtaan ba pare génn ñëw assemblée nationale boo leen dégloo ñuy wax day mel ne ni ñi mosuñoo toog ñaari fan waxtaan. comme par le passé chaque fois bu ñu wootee nit ñi ci dialogue dafa am leneen loo xam ne moo leen gën a intéressé mooy kan mooy transhumant bi ñuy xëcc indi ko ci seen i biir. alalu Sénégal moom lañ doon dépensé diir ñaari at temps wu Sénégalais yi la ñu perte loo nit ñi. mu ngoog président Macky Sall dafa bëggoon perdre temps opposition moo tax mu woote dialogue yi bu ñu sukkandikoo ci. waaw mënees nañ ko na xalaate noonu parce que xam nga boo xoolee pratiquement mën nañu jàpp ni sax président Macky Sall benn instant gérer partem ak gérer ñi faral ci ñoom benn instant moo ko ëppoon njëriñ sax gérer réew mi quoi et d'ailleurs loolu mooy wane quelque part ñu nekk toujours dans des procédures d'urgence parce que lii nii lépp mënoon naa urgent en termes de procédure ba mu des lii parce que ça fait 2 ans aussi ñi ngi dialogué nga toog ba affaire yi ni këtta joon nga dem parce que tey jii président bu su ko defoon à temps doon na ci sax mettre les formes c'est-à-dire que mu am première lecture ñu dem les gars yi d'accord ñu delluwaat commission waxaat deuxième fois na bu ñu ñëwee assemblée il va falloir qu'une décision ñëw mais le fait que ñu parax ko imposer ko loolu dafay mais deuxièmement bi aussi et là je renvoie dos à dos le régime comme l'opposition xam nga code bi ñu am nii dañ daan wax avant le code consensuel de 1992 code feu Kéba Mbaye Sénégal mën nañoo jàpp ne depuis démb am nañu le code disons consensuel feu général Niang bu 2021 xam nga lu tax parce que code bi quoi qu'on puisse dire même s'il y a des insuffisances c'est l'œuvre à titre posthume du général Mamadou Niang et ne serait-ce que par rapport à cette dimension-là le régime comme l'opposition war nañu xool nan nañuy def pour ne pas souiller la mémoire du général qui s'est toujours montré républicain et qui à travers ce code-là a légué le Sénégal à titre posthume ne serait-ce que dimension boobu j'en invite à l'opposition comme le régime en place de trouver un compromis dans l'intervalle pour que ce code-là définitivement après 92 que nous ne disions plus en référence au code de 1992 parce que 92 passé irrémédiablement dépassé lu ñuy wax désormais le code de 2021 de feu général Niang. yaa du jëmale ci beneen député ba tey sa pencum ndaw réew ma di Abdou Mbow mu ngay xam ne kon boo seetee ba sa biir nag njiitu réew président Macky Sall def lu dul topp ci bëgg-bëgg ko jég politique gi kon nag opposition bi ci boppam ñoom ñoo ko war a sargal dara jaal ko ci lii mu doxalee ñu teew lay kàddoom. opposition bi dañu waroon tey
ayca ñuy jéggalu ci boobu lépp élément leneen lu soxal bi la jotaay xibaar moo di ñaxtuk baykat yi féete sa Taïba Niassène doxum ñaxtu la ñu amal ni ki ni mu leen ko waxee ci ndorteel ni ndax nee nañu def nañu seen i jiw ba noppi te amuñu li nga xam ne moom mooy engrais triple 15 bi ñuy teewoo te loolee buñ ko am mes nañ wax ne seen bay dafay nëpp loolee ak tiitaange la jamono ji guñu dund ñu ànd seexaluy kànn. baykat yi nekk ci Taïba Niassène ñu ngi ñaawlu ñàkkub engrais yi ñuy soxla mbayu mboq mi Mouhamed Habib Gueye moo yor seen kàddu. waaye commune Taïba yëpp li ñu engrais ci mboq matul 95 matul 5%. kon 95% amagul. waay d'ici fukki fan te engrais woo ko su defee 15 jours 20 jours engrais woo ko li nga jiwoon 10% sax doo ko caa waxuma la 50%. ñoom nag ñu ngi woo autorité yi ñu jàppale leen. monsieur le président de la république excellence Macky Sall. situation bi ñu nekk tey fi ñu toll ci engrais yëg nga ko wala yëgoo soo ko yëgee waay ngir yàlla ak yeneen bi def ci li nga man yëgul yëg ko tey te bisab tey bi na doon sa soxla mu ngi nawet baa ngi yàqul ci ñun de so engrais ñëwut dafa yàqu te nit ñi li ñu leen di jaay engrais bi ñu koy jëndaati ci ñi ko xam ne ni dañ koy kalandoo attanuñ ko. ci kàddu béykat yi li ñu mënoon a def rek mooy ñu jëfandikoo weneen xeetu engrais waaye loolee mënut a nekk ci kaw li ñuy soxla urée te urée boobule amut. député du peuple fii nawet bi toll béykat yi wéy ba léegi di laaj ak ay engrais seen bay mën a yàqu loolu ak tiitaange jar na ko. mais naka jëkk nag engrais moom gouvernement mosu cee joxe lu doy man daf may xaw a étonné tuuti bu ma gisee xam nga itam dëgg man. mën naa nekk. ambassadeur baykat parce que baykat la ci bay laa juddoo xaalisu mbay la ñu ma ngénte mais ne dëgg bu ñëwee dañ koy wax rek gis nga baykat bu fekkee bëgg na def récolte bu baax du xaar dëgg tàllal loxo engrais ci gouvernement amul bu mu joxe bu ko amoon sax yéene wu leen ko da koy jox homme d'affaires yi mais ñun dañu am opportunité boo xam ne exploité wuñu ko muy neefare tos mais loolu mooy engrais bi gën gis nga fii ak ñu ngi continuer di tàllal loxo gouvernement maam ci ak ndóol la ñuy dëkk béykat yi nañu jéem a trouver solution benn hectare bi ngay am jëm ci xalaat bu njëkk dañu amoon mbokki pël yoon ay nag dañu doon màngi si sa tool ngeen di jàppalante ci wàllu dund nag yi bu ñu demee tool boobu fii ak fukki at daanaka li muy génne ci récolte kenn du xam ne mu toll faaw ñu dellu soit ci origine mbayu Sénégal di def fumier muy tosu fas yi muy tosu géej yi jën yi ñu lakk ba noppi xott yi di ko tuur ci tool yi wala tosu ganaar yi wala tosu nag yi béykat tos moo ko doon gënal engrais c'est vrai que nag ñi nga xam ne ñoom lañ doon wax ay grands producteurs ci kaw gi ay benn personne dañu doon am benn quota ci wàllu engrais am lu tolloog 50 maanaam téeméeri bërigo wala juróom fukki bërigo ci engrais di ko séddalewaat ñi ñuy wax ay producteurs yu ndaw ku nekk am ci ñaari saaku kii am juróomi saaku dugub ji itam bu demee bay fucc boo ko urée gis nañu ne dafay gën a gaawal dugub bi daf koy gën a may gub bu gën a mag mais yooyu yëpp lim man tos bi nga xam nag la ak fas mun na ko moo tax béykat yi foog ñu dellu soit vraiment di bàyyil seen bopp jiwu bañ a xam nga ni kii du la dimbali gouvernement bi noppiwul pour dooleel mbay mi kuy àbbi ay nag yooyu présenté kuy àbbi ay nag laa wax yooyu présenté pour inaugurer benn tool mais xam nga noppiwul pour dooleel élevage yàlla xam na ko béykat yi itam faaw ñu jéem trouver solution ci situation réew mi état bii du dimbali mbay la ngeen jàppale nga jàppale sa bopp non du dimbali mbay ay ci siré si jamono ji nga xam ne ñu ngi bëgg a moderniser suñu wàllu mbay mi état bi ci loolu lay dox ñu gis ay baykat yi sàkk ñu jox leen engrais fii ñu toll waaw d'ailleurs li sëñ Mansour wax loolu lay souscrire gis nga culture vivrière maanaam li ñuy tuddee bay dundee ñooñu soxlawuñu engrais neefere yi ak yooyu parce que superficie bi ñuy bay bariwul noonu te li ci gën ci suuf si foofu pour mu mën a régénérer wu pour mu mën a jox les meilleurs rendements à l'hectare mooy neefere yi par contre su fekkee dañuy def nag production industrielle laa soxla nañu engrais et d'ailleurs ci laa bëggoon a rebondir xam nga tey jii sunu pétrole bi loolu la ñu war a jëriñ c'est-à-dire que dañu war a def de l'intelligence économique à travers notre pétrole c'est-à-dire qu'aujourd'hui le pétrole et le gaz du Sénégal devraient être au service de l'agriculture et de l'environnement ma jox la exemple tey jii Sénégal war na mën a autoproduire moom produire boppam engrais su waratu sax jëli ka xam nga la lay def en faisant de la pétrochimie parce que les résidus d'exploitation du pétrole mën nga ci jël nga def ci engrais pétrole beeg gaz bi war nañu mën a permettre ñu régénérer waat suñuy forêt donc aujourd'hui suñu ressource bi mu tudd pétrole ak gaz daf ñu war a permettre par le levier de l'intelligence économique à aller vers ce qu'on pourrait appeler de la pétrochimie et bu ñu demee ci pétrochimie nag moo ñu mën a permettre
lépp lu sunu mbay soxla dootuñu ko jéggaani ba ci sax faire de la tuyauterie parce que xam nga actuellement nii mbay bi bëri dañuy am problème suuf. tey jii ak pétrole ak gaz bu ñu inscrire ci pétrochimie dinañu mën a permettre ñu def ce qu'on appelle de la tuyauterie PVC dooñu koy pour mën a irriguer l'eau des fleuves vers les champs de production il nous faudrait nous inscrire dans des approches d'intelligence stratégique bu ñu bëggee xam-xam baa ngi fi kon nañu ko jëfee ñu wutali sa kër Momar Sarr njiital gëm sa bopp Bougane Gueye Dany démb mi ngi fa woon ci tournée bi nga xam ne daf ko sumb tuddee ko tibb tànk président Macky Sénégal tampi foofee nag sàkku na fa ab laaj ngir ñu andi ay leeral ci juróom-benn milliards yi nga xam ne dañu ko defaree dag ba di domaine agricole communautaire bu kër Momar Sarr ñu teewlu ay kàddoom moom Bougane Gueye Dany. dag bu 6 milliards lii ku ko xam ne motut 6 milliards fii maïs lañ fi jëmbat fii maïs moo fi nekk maïs moom moo fi nekk nee nañ moom lañ fi jëmbat 25 hectares man daaw bay naa maïs 7 hectares si je me rappelle li ñu dépensé grand maxi 3 millions 500 la mu juumut 3 millions 500 la ñu dépensé ci 7 hectares man daaw ñii ñëw def 25 hectares ak mband yi ñu installé nii ci suñu ginnaaw ñu ne ñoom def nañ ci 6 milliards te employé nañu annoncé 400 personnes fii bu ngeen xoolee xam ne fii ñaar fukki nit nekkuñu fi kon nañu bàyyi di nax sénégalais yi et loolu nag mooy intérêt wu tibb tànk bi ñuy def. mu ngoog ñoo yaa ngi ko doon junj sànq naxaate bi nga xam ne dañ koy def ci yenn ay programme yi nga xam ne nguur gi daf koy def lu ci mel ni dag bi Bougane Gueye Dany lu sàkku juróom-benn milliard ñu andi ci ay leeral ci dag bi le député du peuple. maam xam nga réew moo nga bëgg a développer wax ne da nga bëgg am autosuffisance ci wàllu li ngay dundee benn espace bu 25 hectares nga koy inauguré def ci pompe bi ci gouvernement bu Sénégal def mooy wane manque d'ambition bu état bu Sénégal ci wàllu agriculture 25 hectares du dara. bi ñuy attaqué waa yéen yi lu ñu doon attaqué di leen jàpp ci seen suuf soosu donc nga xam diggante jam ñaajo ak yéen espace boobu ñaata hectares 70 pratiquement hectares lañ bëgg a jël ci ñoom ñu opposé wu ci lenn loo xam ne seen suuf la bokk. c'est-à-dire que 25 hectares du dara ci wàllu agriculture moo tax man dama waxuma la sax milliards yi ñi di def nañu ko ci mais même boo defee ay gëstu sax nañ xool ba xam tool bii nii Bougane nekkoon état bi moo ko moom wala déet. xoolaat ko gëstu leen ba xam kan moomam tool bi est-ce que ay sénégalais ñoo ko moom ci kanam tuuti dinañ ci dellu soit mais moomeelu Sénégal sax wuurul ci dag boobu noonu. mais bu fekkee même moo ko moom confirmé wunu moo ko moom de te nee naa leen dem leen gëstu xool ba xam ab sénégalais ko moom wala déet mais même bu ko moomee 25 hectares ci état bu bëgg génne am réew mi ci ndóol nga bay ko mboq même boo ko produiroon ci mboq tey lépp ñor mboq mi nangu mu nekk ay téeméeri tonnes wala ay junniy tonnes mais daanaka amulu Sénégal njëriñ ñaata tonnes mboq ñoo fi yàqu et Sénégal ñaata tonnes mboq lay importer ay tonnes mboq dafay yàqu et ay mboq dañ ko fi importer di ko fi dugal xam nga loolu c'est paradoxal tey da ngay dem ay côté Njamaan ay Rof ay côté Joal nga xam ne seen suuf kekk la dañuy produire mboq ba noppi loo ci deful cere lekk ko pour nga mën ko jaay doo nga ci marché bi dafay problème tey mboq bokk na ci céréales yi gën a cher et ñuy inauguré benn dag mais Sénégal yi daañu poser ay questions ñi demoon di tàccu ci ca dag ba laaj naa leen ñoom fu ñu gis a njariñal mboq ci seen wàllu dund nit day am fayda ci boppam dag bi wóorul ba xam seen moom 25 hectares génnewul ab réew ci ndóol ak xiif xaalis bi ñu wax def nañu ko ci foo ko def buntu feeñ moo tax ma ne nit ñi nañuy xalaat balaa ñuy applaudir ferme agricole yu Babacar Ngom yi sax moo ëpp dak yi ñuy def nii comme ñoom dak yi wax nañ ci loolu jëloon xaalis bi jox ko Babacar Ngom sax ñu def partenariat public privé mu continuer ay ferme agricole sax moo ëpp njëriñ kii bi en attendant ngeen vérifier ba xam voilà dak bi moom saa yi kii moom laaj na audit quoi taw ñu xoolaat yii mais daj bi dafa bëri problème quoi. depuis le premier ministre là Mame Mbaye Niang pas Ndiaye d'accord tout à fait ay ci wàllu politique la ñu yàddu jëmale nag ak dellu si Karim Meïssa Wade loolee mënta ñàkk te kenn du ko laam-laamee loolee waa parti démocratique sa Bignona ñooy ni xamle te neen sa bañu si ak defante confrontation si terrain bi ndax nag ay élection 2024 faw doomu Abdoulaye Wade ji bokk ci ab ndajam waxtaan la ñu woote woon ñoom ndaw yi nga xam ne ñoo tënku ci parti démocratique sénégalais sa Bignona Alpha Dramé secrétaire général communal UJTL ñu teew lay kàddoom. ñun li ñu gën a soxla fu mu toll nii
mooy ñu gagné conquête yi di ñëw muy local muy présidentiel te kooku suñu candidat te ñuy exiger ñëwam parce que ñun dañ ko soxla donc du loo xam ne dañ koy xëccoo ñun ñoo ko moom Karim sénégalais la ni man kon ñëwam duñ ko négocier ak kenn donc loolu dafa war a leer ci bopp sénégalais yëpp à partir de fii lay commencer dem par rapport ak article bi ñu teg di wax Macky Sall nag terrain bi moomu ko dañuy xeex neex nakari day nekk candidat élection bi nag test la mais ñun suñu candidat Karim fii la ko 2024 di fekk ñu fal ko mu neex mu nakari te duñ wàcc yoon boobu. te Thiès gannaaw ba fa njiitu réew mi président Macky Sall dikkee Habib Niang bokkoon ci responsable yeeg teeru moom nag na président Macky Sall doxalee noonu la bëgg doxalee dakkal ay activité am ci rassemblement yi ñu xeetoo ngir nag xeex li nga xam ne mooy troisième vague bu coronavirus gi nee na nag ay activité am fu mu nekk nii dafay doon ñaax askan wi jëm ci li nga xam ne ñu mooy ñu respecter mesures barrières yi ngir ñu mën a mucc ci mbas mi ñu teewlu ay kàddoom ak mbéytal xumma. feebar baa ngi fi parce que boo xoolee démb rek mine de rien on nous a signalé à plus de 350 cas donc feebar baa ngi fi nañ leen yàlla musu on a beaucoup fait pour la maladie on a décidé des gestes on a décidé des masques parce que wax naa leen ku solo masque jarul mu gisaat il faut que les gens s'acceptent parce que feebar baa ngi fi ku ko yaakaar ne feebar amul dafa la daloon moo tax on a tellement de ñu xam ne dal na leen ba yàlla yëkkati leen donc dañu war a gën a góorgóorlu respecter aussi li nga xam ne maanaam mooy léegi bés yi bàyyee. suñu njiit bu soirée ces tournées ces rassemblements ñu aussi à un niveau dañ ko respecté. ñu waxtaanee waat li nga xam ne rek moom mooy grève bi le député du peuple mu ngi may gëstu de rassemblement bi xam naa dañ ci waxtaanaat ayca dinañ ci waxtaanaat de. mesure bi xam nga politiciens yi dañuy def Sénégalais yi quoi maam xam nga lan mooy première charte ci. mesure barrière. waaw première charte bi lan la. moo di distanciation physique. distanciation bi. war na image boo xam distance am na fa wala déet. ñoom dañu ngi toog si saa seen discours mooy dañu bëgg wan président image wu ñu ngi def rassemblement mais takk nañu ay masques. te lu weesu bii sax dañu koy distancer alors que yaa ngi dajale nit ñi ñu takkaloo ñoom ñëpp te charte yi. mesure barrière mooy distanciation physique mooy ku nekk dand sa morom. non waa père dañu woon théâtre quoi. waaw seen yëf la nag. moo tax ñu leen ñii seen éléments yi nañ koy awale commercial. ajo ñaar bi jëmale ci xeexub waa AFTU grève ba liggéey na ci liggéeykat yi xam nga ne sumb nañu grève ñaari fan démb ak tey waaye nag am na si ñoo xam ne bokkuñu si ni ki démb si ak gannaaw taskatu xibaar yi mu mel ni kon yenn ci ay responsable yu CETUD ak AFTU ñoom ñu ngay xam ne ni kon liggéey ba dafay wéy ak ñi nga xam ne tey jii demuñu grève Mouhamad Ndoye kenn si ñoom ñu teewlu ay kàddoom. ku ne am nga sañ-sañu grève waaye ku ne am nga sañ-sañu liggéey tey suñu chauffeur lu jogoon nañ pour liggéey waaye banditisme bii nekk ci dëkk bi ñoo ko waral te dëkk bi nag dañ ko tëgg ci ay institution ne demain incha allahu rabbi oto yi danañu génn danañu liggéey wax nañ ak ñi nga xam ne ñoom lañu war a waxal sécurité dana am de 5 heures du matin à 21 heures ci goxaan yi nekk ci Ndakaaru Njaay gi yépp donc ñu ngi assurer population bu Sénégal bu suba heure bu nu daan génn nañ ko jóg génn ndax dinañu teg suñuy oto ci kaw mbedd mi ñii ñu war a protéger danañu protéger dëkk bi ci kàttanu borom bi. voilà grève bus Tata yi metti woon na loolu démb ci usagers yi waaye nag ñoom nee nañu ñii nga xam ne demuñu grève dinañ dawal tay oto yi ngir luy jàppandil dem beex dëkk bi ci usagers yi. dawalul génn ci dëkk bi yéen a ma jëkk xëy si sama oto laa yow di daw ci dëkk bi benn Tata dawul te xam nga fu ñu sukkandikoon ñoom parce que lépp ci Tata yi ñoom patron yi seeni ay doom ak seeni ay jabaat la ñu ko jox ñu koy gérer te même seen doom yooyu dañu sonn ci seen gestion gis nga ñii moom Tata yi faaw ñu wax ak ñoom dëgg ji mooy dañu amoon cahier de charge pour renouveler parc automobile bu Sénégal maam. ñoom ñëpp ñu joxe seen accord bu ñu waxee nag renouvellement parc automobile génn ci informel ñëw ci formel dafay am ay conditions mooy chauffeur bi dañu koy mettre ci ay conditions yoo xam ne dafay am contrat de travail ñu koy verser caisse de sécurité sociale am heure yu muy liggéey am itam droit congé. est-ce que xam nga chauffeur Tata ñaata heure lay liggéey. 16 heures de temps lay liggéey ci 24 heures li 8 heures de temps doo nga lay dem gàlleem sangu ci noppalu ci doxi ci soxla 16 heures de temps 5 heures du matin ba 21 heures calculer ñaata temps la. toog bu métti ba baaxul sax wóor. 5 heures du matin la ñuy xëy ba 16 heures laaj leen seen bulletin de salaire amuñu sax bulletin de salaire boo ci manqué benn fan ñaari fan ñu dàq la yenn saa yi nga sëq feebar ñaari fan ñu ne la léegi mënatoo ko bàyyil keneen jël sa place c'est-à-dire que ñii dañuy fowee chauffeur yi ak receveur yi.
xam comprendre nga te fu si seen jabaat lange ñu ñëw teggale wu ñu fa nekkoon teg fa seen jabaat ci ñooñu la ñu yaakaaroon espérer ci ñoom xamuñu ni mbokk mu am déception ci yow moo lay gën a bañ sax jàmbur bu am déception ci yow. xam nga li dëgg gouvernement bi na dóoraat ci kaw table ji ñu respecté ñi moom aftu yi moomuñu dëkk bi bañu traité chauffeur yi ay wóyoo ki bandi nañu respecté cahier de charge bi man dama am chance su fekkee première rencontre bi ñuy lancé Tata yi boobu Mamadou Seck moo nekkoon ministre infrastructure ak transport ak Ousmane Diop mi moom seen bis bu Thiès hôtel Novotel la woon la ñu waxante woon naal ko ci ñu ni képp ko am ñaari car rapide da ngay ñëw ñu toj ko remplacer la ko ak benn Tata booy dàqante ak banque bi nga dàqante comme ça fay am ci mu nekkoon politique gu Abdoulaye Wade bu am solo pour génne chauffeur yi ci ndóol ak jafe-jafe gi ñuy jànkuwanteel am correct boo xam ne war nañu ko def seen wàllu liggéey tey xoolal chauffeur yu Tata su wàccee ak ay ca nga xam da nga koy yërëm bu ñu wàccee bay ñibbi si ñaata accident la Tata yi def parce que bu ñu toogee ba ngoon seen versement matul bu sa versement matul dañ koy dagg ci sa salaire faw nga tegal leen 100 000 francs yi ngay versé par jour mais 100 000 francs par jour. 100 000 francs metti na di. par jour mois bi yëpp. nga fay ki la koy indil nga fay ko 100 000 francs wala receveur bi 50 000 wala 60 000 francs et ñuy osé di wax chauffeur yi nañ continuer seen grève dóor ci kaw taabal ji. état bi ñëw ñu jubbanti leen. millions yi ñuy dajale gënuñu ci yay chauffeur yi dawal oto bi laa nii. gis nga nag Sénégal problème bi yëpp loolu la tubaab bi duñ ñu respecté parce que ñi ñuy liggéeyloo ñooñu gën a ñàkk respecté yéene wuñ la salaire u 100 000 francs moo xam ci station de service yi moo xam ci yeneen bérébu liggéeyukaay yi sénégalais bi lambda national bi ci bopp moo jëkk a exploité moo jëkk a muccu deretu nattangoom alors étranger bu ñëwee fii am entreprise chinois yi ak ñi ñuy wax mais nan la ñu ñuy respecté te yéene woo sa morom am waa afti yi faaw ku leen ñi wax leen dëgg nañu delluwaat ci cahier de charge bi taxoon ñu créé afti loolu mooy dëgg. noble la. très bien et d'ailleurs grand li nga wax nii c'est tellement vrai que nguur gi. ma joxe benn idée rek ci muy reprendre. ça veut dire que au lieu que muy bàyyi chauffeurs yi ak waayu moom kaar yi ñu leen di néewal doole na état bi mettre en place benn structure boo xam ni képp ko amati aftu. état bi moo lay ci foofu ngay ñëw mu livrer le chauffeur boo xam ni moom état bi mooy jël temps formé ko mettre ko ci ay conditions yoo xam ne yow tey jii benn aftu mënatul xëy rek ne jël fële da ngay ñëw bindu état bi bu ñëwee bind mu mel ni comme ni ñuy def affaire ménagère gis nga centre bi ñuy dem di bindoo ça da ngay am benn kii yow tey jii bi nekk Liberté 6 su fekkee da nga bëgg ku la liggéeyal sa kër da ngay dem ci centre boobu ne ko dama bëgg lu liggéeyal kooku ngay signer contrat kooku muy veiller c'est-à-dire qu'il faut mu am benn kii état bi problème bi yëpp mooy daf leen a bàyyeeg kii bi te état bi su organiser yoo loolu mën na bokk sax ci volet création d'emploi bi muy wax ni parce que état bi bis bu jëlee chauffeur yi bàyyi leen ko kii bi dañuy delluwaat ci formule ancienne classique bi te loolu taxul woon jóg réforme bi parce que réforme bi les plus grands perdants mooy Tata bi bus bi dañ koy dawal ba mu xamaat ñu bàyyi ko fële ak chauffeur si non mais balaa muy xamaat bis bu dawee at rek génn njëgam Tata yi bu dawee at rek génn nañ njëgam c'est que ñi moom Tata yi ñoo amul yërmande ci ñi liggéey il faut que état bi jóg ci jël ay responsabilités parce que lii lépp moom moo ko créé woon parce que c'est ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement bus bi du rek bus bi moo am solo mais mesure d'accompagnement te oto mënut a daw tant que chauffeur nekku ci jaajëf ñu jàll ci Wally Ballago Seck dafa daasoon ay plainte ñi doon jéem a yàq deram nee na nag plainte yooyu mujj ca génne gannaaw ba kilifa diine waxtaanee moom ñu ànd Seex Ndey Xadi Caam Taal si ab communiqué bu mu génnee. Wally Ballago Seck daal di nag dindi plainte bi nga xamante ni daal dina ko jagleeloon ñenn ci ay nit yoo xamante ni ma ngi leen doon toppee lu jëm ci wàllu saaga nasaxal dundu ak li ñuy dippee violence ak voie de fait nga xamante ni nag daal dina ko woon déposé foofee ca brigade bu recherche bu gendarmerie juróom benni fan ci weeru février bi ñu génn boobee décision nag mi ngi ko jël lekk ginnaaw bi nga xamee ni daal dina rek diisoo ak sëriñam ni yenn ci ay autorité di ay kilifa diine ak aada waaye itam ay kilifa ci wàllu politique ni ki noonu ña koy xelal ci ab communiqué ña koy layool di nag wax itam ni moom njiital Ramdan daal dina rek nar a retirer citation directe bi ñeel wàllu diffamation bi mu jébbaloon oustaz Makhtar Sarr ak Jupiter Diagne muy ab citation directe boo xamante ni nag audience bi ñu ngi ko daal di woon àpp niki fukki fan ak benn ci atum 2021 ca tribunal correctionnel bu Ndakaaru ñuy fàttale rek ni Wally Seck dafa décidé woon yóbbu ca kanamu yoon képp koo xamante ni yaa ngi doon nasaxal lii di nekkinam ndaxte kat jàpp na ne dañ koo tooñ ba fu mu gën a metti muy ci niteem ak ci doonuk jullitam ak yile décision nag mu nga cay wéyitam firndeel ne tënku na bu baax ci valeur yi nga xamante ni ñoo sos société bu Sénégal te dina wéy di ci tënku. ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat lay doon.
Bak ba jib Pape Mante mu daal di teew man kan asalaamaaleykum. aleykum salaam Mame Ndiaye. Réité. alhamdulilah. naka jàmm City. waaw ñëpp a ngi si jàmm. Dugar. waaw ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi leen di fay bu baax a baax. jaajëf. ñu koy door ak Jeux olympiques athlètes yu Sénégal yi jamono yi jot nañu drapeau bi. waaw ni ki démb la woon ci teewaayu nag ministre bi ñu dénk wàllum tàggat yaram di Matar Ba moom nag mu jébbal athlètes sénégalais yi nga xam ne ñoo war a teew foofu ci Jeux olympiques yu Tokyo yi ñu fas yéene ko amal ni ki ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juillet gi ñu nekk jàpp juróom-benn fan. ak ci weerum août kon ñu jàpp ne kon ci teewaay tamit Mamadou Diagne Ndiaye nekk président bu CONOS fukk ak ñetti athlètes nag ñoo fas yéene teew ci boobule compétition waaye nag njiitum réew mi moo nar a nekk invité d'honneur ci boobule nag compétition ñu ànd ci ak Sadio Abibouka ni ki noonu El Hadj Diène. benn képp médaille olympique la ñu mës a am mu nekkoon atum 1988 Amadou Diaba la woon ca dëkk bi di Séoul boobu ak léegi nag du benn athlète bu def boobu performance. loolu war naa mun a tax ñu war a gën a góorgóorlu bu ñu fa demee ñu dem fa ci fulla ak fayda beneen mbir bi mooy teewaayu président de la république di jongante sa président réew nekk fa loolu it lu am solo la war na tax kuy góorgóorlu bu doon benn nga yokk ko def ko fukk. fukk ñetti athlète te ñett ñi doon paralympique ñoom la ñuy ñaax nag ngir ñu représenté bu baax a baax Sénégal ca Tokyo ya. yoon wu jëmoon Tokyo gudd na lool te jafe waaye nag tenir ngeen naataable wu ma benn yoon ne fulla ak fayda bi war di ngeen ko ci def ngir indil Sénégal yeneen ndam kon nag ma jox leen rendez-vous Tokyo. pour faire rêver le Sénégal. Manick Ndiaye bu judo naan ñàkk na titre champion d'Afrique fii ci Sénégal waaye loolu trouble am na ay mbëbët yu wóor ci Jeux olympiques yi. comme c'est nos premiers Jeux olympiques ñu jël compétition bi sereinement combat par combat parce que combat bu nekk final lay doon foofu et voilà jël ko ak tranquillité bañ a am stress bu bëri. délégation bi nag dina quitter Sénégal fii ak ay fan ngir wutali Japon. jaajëf Sadio Abibouka sa Saly mouvement ànd defar Saly ñoom lu ñu bëgg moo def stade municipal. waaw loolu nag bokk na waxtu wi nag li nga xam ne mouvement ànd def àndu booloo defar Saly ñoo ngi koy nag ñaaw lu ñuy sàkku rek nu mu gën a gaawee nag lu ni mel ñu joyanti ko dañ ci ànd ak seen njiit di Amadou Bella Diallo ci jàppandalu Alioune Badara Sonko. waaw terrain bi am na luñ ci jotoon a jéem mais comme bi ngeen ko xamee rek boo toogul yorloo destiné commune bi boo ci mën a def lu la neex mais jéem nañ fi def ay travaux ñu ma commencé sama première rentrée fii biir Saly Joseph éclairage Saly war na weesu fii ci waa en matière d'éclairage parce que boo xoolee ci budget bi chaque année ñu ngi am 75 millions de budget pour éclairage public bi mais malheureusement fan ngeen fi gis mu am éclairage fenn du Saly Joseph du yeneen quartier Saly ndox bi mooy c'est encore pire parce que nit ñaa ngi fay ay taxes lu ñuy wax taxe municipale sur l'eau taxe yooyu mu ngi représente à peu près 188 millions yoo xam ne commune bi moo ngi koy jot chaque année. ñu wutali sa Thionck-Essyl foofee de dañ fa doon dara jàllax sargal ki fi nekkoon gouverneur bu Dakar di Saliou Samb. waaw moom nag mu nekk juddoo ci boobu le nag gox ba tax na comité kon bu communal bu jeune bu Thionck-Essyl doon ko nag jagleel ab tournoi bi nag mooy première édition bi ñu tuddee ko doomam di kii di benn Saliou Samb nekk inspecteur des domaines ba tax na nag moom mi mu rafetlu ko bu baax a baax gis na nag kii di Saliou Samb ni ko noonu El Hadj Diouf nekk nañ ay yoo xam ne ndaw ñi war nañ cee bàyyi xel ngir nag seenu ab ëllëg ñëw teewlu kii di benn Saliou Samb. en fait tournoi bi dañ ko def pour sargal ay kilifa yu mag kenn ki ci wàllu administration mooy sunu waajur mais mooy comme ni ma ko waxee rek wax ci sa waajur moom maanaam ñu waxal la ko moo gën te nit ñi wax nañ ko muy benn ñaareel bi mooy El Hadj Diouf bi nga xamante ne vraiment la daf ñoo sargal vraiment jàppale ñu accepté ñëw fii ci Thionck-Essyl ñu réaliser rêve jeunes yu bëri yoo xam ne xëy na bëggoon nañ ko gis wax ak moom mais ñu woon jeunes yi aussi que àdduna loolu la El Hadj Diouf je pense que wax na parcours am fi mu jaar Saliou Samb fii la juddoo yaroo fi màgg fi mu jaar école ba kii yëpp fii waa fii gën nañ ko xam mooy pour wane ne rek àdduna da ngay ñefe da ngay góorgóorlu dara xëyul sotti te yàlla moom dara du xëy sotti te tey ak suba maanaam loolu lañ bëggoon inculquer jeunesse yi en même temps xam nga mois de mars dund nañ fi fii ci Casamance en particulier ci département de Bignona ay événements yu douloureux
ñu desandi ba tey foofu ca Thionck-Essyl ak bi les première édition bu grand tournoi bu Saliou Samb en tout cas jàppal nañu ma mbay équipe bi di ASC Kamanar moom moo ko jël ci kaw ASC Batine ñaari ball ci benn appareil bi nag di benn Saliou Samb xam na ne moom dina def kéem kattanam ngir nag jàppale ndaw ñi surtout nag jëm ci wàllum infrastructure sportive ngir nag gox bu du Fuladu mun a gis boo xam bu baax a baax ñu teewlu ay kàddoom ba tey. duñ ci yem ci plaidoyer parce que maanaam am nañ ci sax ay solution en réalité waaye nag dañuy ñaan population yi mu bu ñu wóoloo suñu coalition suñu large coalition ba ñu gagné élection yi dinañ ko réaliser fii mun naa fi wax sax financement bi à 80% c'est acquis parce que ñun ci dëkk bi lañ dëkk Casamance lañ dëkk mais université lañ jàngee nekk fonctionnaire am nañu réseau ay kilifa yu mag yoo xamante ne même El Hadj Diouf bi ñuy wax na ma ko nee na moom mun na ko def moom personnellement mun na ko def waaye loolu du ne dañuy kii population yi mel ni bu ñu deful ñu def dans tous les cas ak li mun taxaw yàgg nañ def te falaguñ ñu dans tous les cas dañ ko def. kon Mambay yaa ko dégg foofu nag la ñuy ndax keppee lu jëm ci wàllum xibaaru tàggaram nekkoon première édition grand tournoi bu ñu dippee kii di Saliou Samb ñu pare ne woon ko benn Saliou Samb mu nekk doomam kon ñu joxante dig daje rek bu 12h jotee ak kii di Birahim Diadji Touré 13h ak El Hadji Mouhamadou Mansour Diop. député du peuple jaajëf Pape Matam Siré. waaw grand man ne dama bëggoon nga may ma rek. da ngay ñambaasa. waaw damay lancer benn appel rek parce que dafa am benn information bu jóg. xale yi yónnee ma message. parce que Dakar Dem Dikk dafa fas yéene bañ a teg bus buy dem Fouta. te xam nga Foutanke yi ñoom ñaari rendez-vous rek nañu am pour dem Fouta muy tabaski ak gàmmu te tabaski yi ci ne ñuy ñambaase mariage yi. par exemple mariage yi bu ñu demee tabaski ci ne koy célébrer président yow di yaa mag loolu c'est pas parce que da nga ñëw Fuuta xale yi ne la tampi rek nga bëgg a bloquer bus yi yow tamit quoi en tout cas directeur général Dakar Dem Dikk moom nañu dimbali ñu jox ñu bus sinon du ñu mën a julli bu ñu joxul bus danaa waat gos yi ñu ñëw Dakar Dem Dikk daal koy tëggali ay pot moom defal ko Dakar Dem Dikk daal bi quoi en tout cas président jàpp ci rek dañu bëgg a julli ji xale yi dañu bëgg a takki soxna programme yëpp lan nañ ko pare te fi mu toll nii comme mosal nga ñu bus climatisé air bi yoonu Fuuta naka defaat waaw fi mu toll nii moom bus yi rek la ñuy jël quoi dégg na la bus yi ñu dem julli ji président Macky Sall dégg na la également kii jiite Dakar Dem Dikk waaw nañu teg kon nag bus bu Sénégal Dem Dikk dana am war a dem ba Fuuta yóbbu leen ngeen matal seen tabaski jaajëf si kon rendez-vous demain. demain incha allah. ayca pàcc mujj bi soxal bi la jotaay xibaar yéen a kay xëy fësal lay doon ak El Hadji Ahmed Aïdara